Abdoulaye Diouf Sarr def muy moo xam lu baax la wala lu bon moom dañ ko ciy comptabiliser. je ne la connais pas très bien mais li ma dégg ci moom daanaka dal na xel dafa di koo xam ne elle a l'expérience elle a duré dans le milieu donc suñu jëlee Diouf Sarr génnee ko fa indi ko c'est un homme du sérail parce que c'est une femme du sérail parce que foofu la jàngee ci loolu la wéy parce que Diouf Sarr moom fa ñëw nekk mais ñëpp xam nañ nekk attitude yu mu amoon c'est pas des attitudes yoo xam ne ni ci problème mu santé donc dañ ko nommé ministre de la santé mais kile moom foofu la nampé ba toll fi mu toll ba am dayo gi mu am dayo ñëpp gis nañ ko tamit ci wàllu Covid bi vraiment ay sorties am c'était vraiment bien apprécié donc c'est pour dire ne que c'est une femme boo xam ne qui est très professionnelle et c'est une femme boo xam ne tamit elle est travailleuse donc loolu buñ ko amee ci moom war nañu mun a dund yaakaar parce que moom dañ koo fal nag pour lépp loo xam ne dafa dëng mu jubanti ko te loolu ñu ngi koy xaar ci loolu nag dina doon liggéey bu métti mais il faut que tamit mu mën a di jokkalante ak ñi nga xam ne ñoo di directeur hôpitaux yi parce que léeg-léeg dañuy wax ne que lii manqué na ay oxygène mais la plupart du ci ministre bi mais la plupart ci directeur hôpital bi lay doon parce que lépp lu fa mun a manqué yow yaa fa nekk ak sa personnel su amee li fa nekk nag te muy rëcc nit ñi day fekk la plupart du temps tamit directeurs yi am nañ ci part de responsabilité. Mansour avenir politique Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne daanaka ñàkk na lépp. na delluwaat boppam ba muy nekk directeur COUD xam na yoon bi mu jaaroon ba am base politique bu dëgg bu ko permettre mu gagné woon Yoff ban attitude ak ban comportement la woon waaye Yoff ba tax mu ñàkk doole ji mu fa amoon ba lenn ndaw parti socialiste gagné ko ci coalition Yewwi Askan Wi. est-ce que coalition moo ko fa jëlee wala doxalinam moo ko fa jëlee en tout cas bari na ay questions yi ñu ci mën a poser. mënoo nekk maire Yoff ba ñu wóolu la def la nga nekk tête de liste pour mairie bu Ndakaaru nga ñàkk élection yu Dakar ñàkk sa commune bopp ba noppi ñu bëri ay échecs yu ñuy gis ci ministère de la santé dans ce cas dafa laajoon am conseiller technique bu ko xelal xamal ko ni sa politique baaxul. souvent nag suñu gars yi bu ñu amee yenn takkatel ndomba tànk yi dootu ñu am ku nekk ci seen wet ose di leen wax dëgg. et puis politique moo fiir ba nga xam ni ku la wax dëgg wala ku lay recadrer dañu koy daal di boole léegi ci sa ay noon alors que du noonu foog nga déglu fi nga doxlewul mais Abdoulaye Diouf Sarr bu ko kenn ñëwee woon war na koo xam ni la ko ñàkkloo Ndakaaru ñàkkloo ko Yoff mën na ko yóbbaale ci ministère de la santé à plus forte raison lii xëy na commune la lii xëy na ville la mais lii affaire nationale la à plus forte raison ñu gis itam santé bi cooxe yi ci am Eva Marie Coll Seck initié woon na lu am solo muy wàllu acquis ak information boo duggee ci hôpital xam nga fi ngay jubal boo demee joxe sa ay këyit xam nañu ñoom service bi ñu lay orienté mu nekk benn connexion boo xam ni finalement amatul woon te OMS léegi dafay xool ci li ñuy wax soin ni ñu koy waxeeti am na soin boo xamante ni bii dafay ànd ak luxe c'est-à-dire que dafay méngoo ak comme ni nga ko bëggee bu fekkee da nga ñëw ci hôpital bi ñu war laa taxaw mais am na yenn faay yuy faral di am xam nga comme li mujjee am Louga bu ñu demee arrêté ay sage-femme te jour boobu ndaw si di ñëw ñu war koo defar césarienne am na ab gynécologue bu nekkoon ca l'hôpital ba préciser wuñu lan la fa doon def préciser wuñu bi muy dem lan la fa bàyyi comme instruction préciser wuñu lan moo tax opéré wul ndaw si jour boobu qu'est-ce qui se passe yooyu ay couac la yoo xam ne feeñu fenn ci enquête bi mais feeñ na ci audit bi nga xam ne def nañu ko foofee ci hôpital ba alors yooyu nag nit ñi dañu koy xam dañu ko yëg gouvernement bi da koy yëg donc dans ce cas da ngay gis ni dafa lajj ci lu bëri Abdoulaye Diouf Sarr li tax nag mu mën a amaat ëllëgu politique gu dal xel moom moo koy defaat génnagul ci politique tey la gën a firndeel àndam ak président Macky Sall ci comme ni mu ko posté démb ci ay kàddoom remercier ko gën a firndeel àndandoo ak moom li koy joxaat base politique nag ci liggéeyam lay doon mais am na attitude boo xam ne boo ko amee ci say njaboot da ngay ñàkk sa base politique te dootoo am doole à plus forte raison lañ la dénk nag ngay def ci ay échec yu ñëpp gis. mu nga ko Mansour Jean-François Bertrand Bocandé moom àdduna jëmale ko ci mouvement d'humeur bi nga xamante ne dañ xamle woon ni agent administration pénitentiaire bi daañu koy def di muy directeur administration pénitentiaire bi moom mu njëkk a leeral moo di agent yi ñoom defuñu grève ab waxtaan moom moo amoon ci diggante administration bi ak agent yi nga xamante ni dañu bëgg ñu yokk seeni ay payoor mu rax ci doole ni processus bi sax tàmbali nañu ko ngir saafaraal leen seen revendication boobule ñu déglu ko.
daanaka incompréhension bu ndaw la vraiment jógee ci yenn agent administration pénitentiaire lu wër mooy augmentation de salaire yi nguur gi jagleel force de sécurité et de défense fan yi administration pénitentiaire ci la bokk te jël nañu en compte daanaka man semaine bële sax envoyé naa suñu grille d'augmentation en équivalence ak grade de police waaw aux autorités ñoo xam ne ñoo res affaire koppar bi donc ñi ngi ci te bu soobee yàlla ñi ñeneen jotee augmentation yi dinañ ko jot donc loolu tax ne man bon su dee am na ñoo xam ne kontaan ñu wala xalaat nañ ne dañ leen fàtte loolu amul loolu daal laa bëggoon leeral ci gàttal situation bi tamit ba mu amee jot nañu communiquer ak ñëpp léeg-léeg nag da ngay nekk ci groupe yoo xam ne ñenn yi léeg-léeg mën na am ñu yéex a comprendre benn situation. ci xibaar yi ñu jot visite amul tey ci aljuma ji ci maison d'arrêt de correction bu diwaanu Diourbel li ko waral mooy garde pénitentiaire yi ñoom dañoo bañ ni dañuy dalal ñëpp ñi nga xamante ne dañu fa doon ñëw ngir seet ci ñi seen caabi féete ginnaaw li ko waral nag Mansour mooy ba tey seen sàkkuteef bile ci ñu yokk seen ay payoor. am nañu li ñu def am nañ ci sañ-sañ mais li seen directeur wax man dal na sama xel parce que li tax mu dal sama xel mooy première fois mooy communiqué na. Le fait que mu def communication mooy il est ouvert noppi na pour informer opinion bi ni leen lii moo tax lii am lii tax lii am dëgg la lii moo ci nekk dëgg lii moo ci eggul ci agent yi comme information mais ñu ngi continuer ngir fexe information bi egg ci ñoom loolu honnêteté la boo jiitee service yu complexe yu sensible comme noonu nga nangoo informer opinion bi loolu avancé la bu am solo donc nit ñi xam nañu lan moo xew mooy liggéeykat yi dañoo bëgg ñu gën leen a yokkal seen salaire pour seen situation gën a baax nee na itam ñu ngi ci léegi nag li ci des nag mooy comme ni mu disponible ci wàllu communication na nekk itam syndicat wu ay njabootam ñi mu yilif pour défendre leen ba nga xam ni daañu am ay payoor yu mën a tax ñu def seen liggéey ci ni mu jaadoo parce que ñoom dañu exposer ay prisonniers la ñuy garder la ñuy sécuriser nga xamante ni bi prisonnier bu nekk ngi ci bu nit xaroo ci biir seen responsabilité la bu nit lekkul ci biir seen responsabilité bu amee wàllu rébellion seen responsabilité la donc ñoom dañu exposé donc am nañu sañ-sañ laajte conditions yu baax mais bu musaan am yu mel nii souvent dañu koy étouffé xam nga duñu xam lan moo xew opinion bi du xam lan moo xew duñu dalal xelu ñiy def rébellion wala ñuy casser ni ay droit waaye dañ leen di intimider di leen napp mais comme ouverture bi nga xam ne am na ko jàpp naa ne lu am solo la loo xam ne royukaay la sax la war a doon ci yeneen services yi ñuy informer opinion bi en même temps di informer wàlla seen i ay njaboot dalal seen xel ba noppi xamal leen fi seen dossier toll mais loolu mooy gestion mais mënoo jël étouffé lépp askan wi du ñu xam la moo xew ñi nga yilif du ñu xam la moo xew parce que yaa leen yilif du noonu donc Bokandé vraiment li mu def nii man ci sama xalaat mënuma lu saluer ko parce que nit ñi xam nañu léegi lan moo xew ay agent xam nañu lan moo xew c'est important. mu ngoog Léopold bu weesoo ouverture bi Mansour soulevé directeur bi dégg nañu ko nee na processus bi tàmbali nañu ko ngir seen revendication ñu satisfaire ko. processus bi tàmbali nañ ko mais de lu ma remarqué mooy nekk ki nga xam ne mooy Bokandé dafa mel ni dafa nekk en fusion ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi donc ça veut dire amul waroo bu nekk seen diggante looloo tax nekk déggoo ay kudu bu damm wala ay dóorante ak yu mel noonu donc dañoo jël la plénitude de li nga xam ne mooy seen responsabilité ñu assumer ko ñu waxee ko ci anam goo xam ne moo gën a jekk pour mën a won gouvernement bi nekk ñu nit tamit bu leen ñu fàtte parce que ñu nit comme ni ko Alaaji waxee dañuy sonn di fanaan ba ay fajar léeg-léeg ay jigéen sax dag leen di gis ay 7 heures ñu sol seen tenue ñu génne di ñibbi donc ça veut dire que seen liggéey métti na te toll na foo xam ne ni wax dëgg ak yàlla mën nañu laaj li nga xam ne moo di ñu yokk tuuti seen i payoor donc loolu moom lu war la d'autant plus que ñoom wax dëgg ak yàlla dañuy sol ay tenue militaire donc dañoo am loo xam ne dañ ko warloo ak askan bi warloo ko ak gouvernement bi mais wane nañu wax dëgg ak yàlla de que nit ki boo amee loo soxla dafa am noo koy revendiquer waaye jarutoon ngay dóor ay fii wala saaga fii wala wax ju ñaaw donc ñoom benn exemplarité la ñu dugal ci li nga xam ne ni ñëpp ñoo xam ne tey jii ñi ngi bëgg ñu yokk seen i payoor ba pare di ci boole loo xam ne daf ci àndut. Léopold ci ñeneen ñu bëgg ñu yokk seen i ay payoor sax ci ñoom la ñuy taxaw mu di waa G20 ñi tàmbali ab tournée ngir informer waaye itam sensibiliser seen i ay base responsable yi ci diwaanu Louga la ñu tollagum ñuy xam ne ni umpale wuñu ni am na situation élèves yoo xamante ne mënuñoo dem ci classe yi ndax grève bi ñu tàmbaliwaat te li ni mel nag ñoom jàngalekat yi kenn képp lañ ci joxoñ baaraam moom mooy responsable bi mu dee gouvernement Sénégal ndax engagement yi mu jëloon moom moo ko matalul ñu ond ci ak Galaye Sylla
syndicat yi njaboote njàng mi dañoo jàpp ni lëkkaloo ñoom ñëpp mooy tax ñu mën a jàmmaarloog nguuru Sénégal ci li ñu xaatimoon ak moom te ba fii mu leen ci tànqam. nguur gi lum ñu def jaay ñu fépp waxe fépp lum ñu war a yokkal sur le net ñu xaar ba si cëppaandaw ji ñun ñëpp ñu gisandoo ne luñ ñu waxoon dara lañ ci deful mbir mi mbajum kalam la borom a koy fej te ñu xam ne dara duñ ko bàyyi pour que ñu delloo ñu suñuy droit lu ñu xaatimoon ku nekk respecté ko sàmm kàddoom. ñu dooroon nag ab grève totale àllarba alxamis nekkoon férié ajuma gaawu ñu ne grève totale lay doonaat te du ci yem. lundi débrayage à partir de 9h ci Sénégal bi yëpp ñu teg ci ay assemblée générale établissement yi loolu ba kañ ba nguur gi lu mu sàmm lu ñu waxante woon ak lu mu sàmm kàddoom. terewul nag vice coordonnateur GV bi ne ñi ngi bàyyi xel tamit njàngum xale yi. donc su amee kenn koo xam ne mi ngi def loo xam ne neexul ci xolam yaakaar naa ne ñun ñii jàngalekat yi la waaye nguur gi moom dafa mel ni moom loolu yoonam neew ci. jëwriñ ji yor wàllu njàng mi moom jàngalekat yi dañoo jàpp ne. kooku moom vraiment c'est le président le plus absent vraiment c'est un figurant lu dul mbirum politique dara teelu ko.